gars yi moom maa ko moom Omar man duma jël lu ma moomul damay bañ nga ni ma taxawal sa place. non non pas du tout. présenteel sa gan. nuyu ko. ñu ngi lay gërëm bu baax Betty di gërëm honorable mun naa ko wax parce que nekkoon na conseil économique social environnemental ci jamono Abdoulaye Wade di Gora Khouma jiite union des routiers du Sénégal sëñ bi Gora ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay am mbégte bu yaatu nag teew fii bokk yéen plateau bi di jiital ci nuyu bi muy permis ak carte grise soxna si Ndoye Ayta Ndoye lébu ñu ngi lay nuyu bu baax Béti nuyu Saa Babacar nuyu ñii képp koo xam ne yaa ngi xool tey ji télé bi di déglu ñu ngi lay nuyu di ñaan yàlla jàmm yokk Sénégal Ndakaaru nag am na gan waaw muy xalif général des Mourides ñëw na fi Sénégal gépp bëgg ci di nuyu également suma goro suma xalif waaw Chérif Abdoulaye Thiaw Laye la yàlla guddal la yàlla dolli wéram amiin amiin suturam amiin ñaanal ko kilifa diine yëpp amiin ñaanal jàmm ci réew mi amiin jërëjëf Gora balaa ñuy sóobu ci waxtaan wi dañuy ànd ak sunu gars yi xarala yi te xereñ waa régie ñu dégtal ñu benn ka élément après ñu dellu ci waxtaan bismillah. oto bu am lu ëpp juróom at ak ñett dootul duggati fii ci Sénégal mu nekk ab ndogal bu njiital réew mi jël la citoyen yi ñu dajal daal di ko rafetlu. décision boobu vraiment gisuma ci dara lu ñaaw oto yi bari na bariwaay goo accident yi bari na bariwaay goo xam ni wax dëgg yàlla il est temps que moom président de la république moom mi nga xam ne bu ëllëgee moom la ñu mooy rendre compte mu jël ay décision que mu neex nit ñi que mu bañ leen naqari. c'est une très bonne décision par rapport ak li ma gis ci am circulation Dakar beeg oto yi màgget yeeg yu yàgg parce que Ablaye Wade ci boppam président bi mu fi nekkee waxoon na oto dootu fi dugg moins de 5 ans ñëpp nangu ko bu ñëwee nag gars yi def seen ay lobbeeg wax ba président ne léegi oto yi plus de 8 ans minimum dina fi dugg donc su demee ba xool ne lii amul te il a des techniciens am na ñu ko nekkal ci tali beeg ci dëkk bi di ko xoolal. bu ñu demee bu indi décision boobu parce que xool nañ def ay analyse def ay jàngat xam ne lii arrangé wul Sénégal. accident de la route embouteillage yu dul jeex lii la sénégalais yi di dund bés bu nekk. accident yi bari ni mu bëree war nañ koo jàngat ci wet gu ne ndax occasion oto yi ñuy indil moo waral accident yi wala la ne su ko defee nag ñu war a jóg seet ba xam ndax oto yi am 8 ans wala yi ko gën a màggat ñoo waral lii wala déet su ko defee ñu jéem a seet ay oto yu gën a néew 8 ans pour indi ko ci réew mi ndax su ko defee accident yi wàññi ko. gannaaw ba mu jëlee engagement ci atuma 2012 nangu bépp oto bi nga xamante ne am na lu tollook fukki at Macky Sall dellu ginnaaw ne bés ni ki tey bépp oto bu am lu ëpp juróomi at ak ñett dootul duggati fii ci Sénégal su yenn transporteur di ñaawlu bile décision citoyen yi ñu dajal ñoom ñu ngi koy rafetlu ndax ci bile décision ñoom solution lañ ci gis ngir accident yu bëri yi mën a wàññeeku. ñuy gërëm bu baax waa régie ak rédaction bu Walf TV Gora déglu nga reportage bi mooy oto yi léegi. bu ci ëpp juróomi at du duggati ci réew mi di dogal boo xam ne groupe Sénégal da ko jël yow tey jii lan mooy sa gis-gis. waaw démb am na toogoon naa ci lu mel nii ñu wax ma ko mën na ko président Macky Sall bu ko jëlee teew ko fenn la ko tegul xanaa ci lu ko neex ndax réew mi eggugul foofu démb ci timis Cheikh Omar Gueye directeur des transports woo ma na ma dégg naa sa wax mais li nga wax président waxu ko ay soskat ñoo sos mais président musul wax na oto bu ëpp 5 ans du fi dugg lam defoon démb ba léegi la nekk kon dara changé wut kon waroo wax li ngay wax man naka nag bu amee baax na bu amut man foofu laay waxee man bu fekkee dafa am foofu laay waxee bu fekkee nag la dogal ba mu indi woon muy 8 ans ak 10 ans ca la nekk ba léegi tant mieux bu fekkee jóge nañ ci tamit moo waral sama wax bii réewum Sénégal du oto yu bari ba oto yi venant moo fi indi accident boo xoolee image bi léegi du ngeen gis ay nag yi foog gis ci biir capital Ndakaaru comme capital bi nag la nag yi traversé rawatina ci àll bi gis nga permis këyit la diplôme la du def accident
oto def accident nit ki mooy def accident ak oto bi dawal ak ñi ko jëggal réew mi nekkul réew moo xam ne bi bu ñu war a def loola la ndax bu dee ci wàllu sécurité la ñiy wax dañoo wër xam-xam ndax man amuñu xam-xam président Macky Sall nee na oto bu ndaw bu ëppee 8 ans du fi dugg oto bu camion bi si bu ëppee 10 ans du fi dugg mais du problème sécurité la problème naxaate kay rek la ndax bu fekkoon ne problème sécurité la en tant que président de la République mu damay sécuriser samay citoyen waa lan moo tax yeneen réew yi concerné wu leen ba pare ñu bàyyi ñu seen oto dugg plaque rouge bu oto Mali boo amee 100 ans tamit am na droit dugg fi bu Gambie loolu bu Guinée Bissau noonu bu Mauritanie noonu man doon naa d'accord mu ne ci frontière ba oto boo xam ne bi yaa ngi dugg sama réew te oto bi nga yore AG bëgguma ko du fi dugg waa nga tere koy sénégalais te yeneen ñu dul sénégalais di ko dawal bañ ne problème sécurité loolu problème sécurité du problème sécurité bi ki des man oto buy am 10 ans moom ma gën a oto bi def 60 ans fii 7 place bi minicar bi Ndiaga Ndiaye bi car rapide bi camion bi am 60 ans borom xamul nu ngi koy def nga ne waa na daw mais oto bu 10 ans du fi daw ma dem naa Kër Ayib Karang ma fekk benn 7 place bu ñu fa téye 7 place bi kuñ ñu waxul ne oto bi dafa bees doo ko gëm mais ñu ne dafa am 13 ans te boo ko xoolee léppam dafa bees waaw ma ne ma def nguur jaxal la ma nga ne oto bii ñuy naataal bi ndax tey lay soog a daw ci circulation am déet nga ne bu fi dugg ba pare bàyyi ci biir gare routière yi ay oto yoo xam ne yi ay cercueil roulant la Sénégal moo eggagul foofu bu ñu nax réew dafay dox lañ sa ñëpp soxla mais buy dox day ànd ak ni mu war a doxee réew mi egguñu foofu man jàpp naa ne jamono yi nga xamante ji nii doon nañ am possibilité di changer seen i oto duñu laal gouvernement duñu laal dara maanaam fii venant yi ñëwee nga xam ne oto boo yore sax même bu dee particulier bu naree solo la sax ci dépendance nga sànni ko fa dem jëli venant boobu la accident yi gën a moyen biñ ne nag léegi oto bu bees doo nga fi dugg sagara oto boo nga yoree nag da ngay tapé kër tapé puisque amoo njëgu oto bu bees moo waral accident di fi am kon nañ bàyyi oto yi ñëw ou bien ñu tëj frontière yëpp benn oto gan bu ëpp 8 ans bu fi dugg ba oto gan bu ëpp 10 ans bu fi dugg ñu nga xam ne dañuy sécuriser sénégalais mais loolu amul frontière yëpp lu ñu ubbi Malien bi am na droit indi otam Gambie am na droit indi otam waa Guinée Bissau am nañ droit indi seen oto waa Mauritanie am nañ droit indi seen oto ak âge bu leen neexee ñu dugg biir réew mi def fi li ñuy def delluwaat ana sécurité ba kon ana sécurité ba Gora man li nga wax noonu li nga expliqué sànq directeur transport moo la woo wax la ne la li ñu wax amut. waaw lu tax moom demul ci rajo yi démentir waaye mu lay woo di ko fa weddee sans pour autant que li nga xamante ni bii boobu ba nëgë ni ba tey jii ñi nga xamante ni bii ñooy dëkk bi nee nañ Macky Sall daf fee bëgg a jëlee oto yi kii yi te ba léegi ñoom démentir wuñ ci kaw mais di ko wax ci suuf. lan moo waral loolu moo tax ma tudd turam. kon man damaa def sorti waaw. ànduma ci décision boobu. mu woo ma ne ma loolu amul. moo tax ma tudd turam fii na daf maa oo téléphone gisuma ko. moom ma oo téléphone. na ma sa déclaration bi nga def amul. président la mu waxoon 8 ans 10 ans ci la nekk. waaw man naka man day mi ngi ci journal du ma tudd tur wi mi ngi ci te ñu ngi koy commentaire man ci commentaire boobu la ñu jox sama wàll ma joxe sama xalaat moom nag nee na loolu amul. waxuma ne président nee na loolu moo amul de. waxuma ne ministre nee na loolu amul. directeur des transports Cheikh Oumar Gaye nee na loolu ñuy wax dara amu ci. xanaa dañ leen a bëgg a nelawloo pour ngeen bañ ngeen. mais man sama position leer na moom man dama ne sama position. te bari naa ñu ma ko séddal. dama ne da ngay dem fii dualité oto yi. ne oto bi dafa âgé moo xam oto bu mag la moo xam camion la dama ne oto yooyu duwantee ne oto bi dafa âgé boo xoolee ñun suñu parc bi mais dafa àndul vouloir une chose au contraire la bi gi des ça. li ma gën a contre ci arrêté boobu ay naxe kese la yow man góoraxuma léegi man bu ma indee oto bi di diwuma ci dara mu âgé bu ma ñëwee douane da koy nangu mais yoon may na ma nag ma def ko ci conteneur tas ko tasaare ko def ko ci conteneur bu ma ñëwee douane waa dugal boo ko defee pièce détachée. waaw bari ngay la am kon mais bu oto bi boo ko indee noonu dara manqué wu ci ñu dégg naka da nga fay 3 millions ba pare ñu yàq ko mais bu ma ko defee pièce détachée ñu ne dagan na kaay fay douane nga dugal ko mais bu jàllee nga monté waat de. waaw mais dama ne pëne ba yow sécurité nga doon bañ wax dëgg yàlla. insécurité nga doon xeexal pëne ba indiwul naa ko portière bi indi naa ko moteur bi indi naa ko lépp laa indiwaat moo tax ma ne loolu ay caaxaan kese la
bu doon caaxaan mais c'est que loolu li ci nekk mooy li tax douane di ko nangu mooy bu ñëwee pièce détachée lay nekk pièce détachée nga koy jaayee mais mënoo ko rassembler waat mu nekkaat oto am ay papier tamit. loolu dama ne dafa wurul nekk waaye moteur yi ak porte comme léegi mën nga ko jaay pièce détachée dama ne nga ko mën a jaay comme dañ ne oto bi am na 10 ans. waaw bu mu fi dugg. waaw pièce bu am na 10 ans bu mu fi dugg. bu mu fi dugg vraiment mais non non du góor loolu du demeewul saa bu noonu. dee ay yooyu ngay jënd nga bàyyi ko dama ne logique bi laa wax gis nga camion yii da ngay gis camion yoo xam ne bu leen bàyyi seen i borom oto camion yi indi camion yi moo gën camion yii nga gis oto yu ndaw yi moo gën oto yu ndaw yi nekk fii dama ne gis nga jamono bi nga xamante ne ji Abdoulaye Wade defuloon loolu boobu la accident gën a néew ci Sénégal ndax yow biti da nga doon yore tey sa particulier bu la mécanicien yi nar a sonal ci ab dépanné nga ne ñuk dem jënd benn venant mooy cher boo xam ne koo gis da nga biti oto bi mu yore bees na te fekk am na 15 ans mais bees na ci Sénégal ñu ne loolu boo amati yow nag li nga yore moom ngay wéy rek di tëggaat te booboo gën a dangereux booboo gën a garaaw nag moo tax ma ne la léegi góor ñu avancer pour aller plus vite léegi mesures yooyu yëpp nguur gi da ko jël pour accident yu bari yi gis nañ fi renouvellement permis yi gis nañ fi yeneen dogal yoo xam ne jël nañ ko wax nañ fi sax ba wax ay permis à point pour yow comme àndoo ci dogal yooyu yéen en tant que chauffeur yor regroupement ay chauffeur pour yow ban dogal moo gën ci mën fi jëlee accident yi mu dakk parce que nag ñiy faat tali bari na. waaw xam nga permis de conduire. diplôme la moom def accident ñoom ñooy joxe permis di joxe visite technique ñoo war a xool li ñuy joxe lan la bu leen la tee ci sa théorie nañ la accordé man nga sa pratique man nga nañ la jox. boo ko mënut quel que soit le rang social bi nga yore quel que soit statut bi nga yore bu ko am bu ko sa oto am bu ko am mais malheureusement yow mënoo dawal ñu jox la permis sama oto baaxut ñu jox ko visite technique ñu dañ koy numériser léegi li ma jëkk a wax. mais góor ñi mën a dawal ñoom ñooy def yenn accident yu grave yaa nekkut ñi mënut a dawal de. parce que chauffeur professionnel yi ñoom ñooy toj réew dama ne ñi mën a dawal ñoo d'accord ñuy def accident. ñoom ñooy def accident yu grave yi sax ñoom la. xam dama am mooy dégg toujours. waaw ñu ne parce que biñ commencé def changement bi relais nañu ay 700 faux permis te ñooy bu loon renouvellement bi ñoom dañu continuer dawal rek man dama wax ne c'est faux. lu sax délit mënul gën a garaaw faux diplôme. lan moo tax jël ñu 700 yooyu dugal ci kaso yi. kaso yee fees. non kooku luy xees war nañu la ci xajal dama ne lu fi kaso yi fees 700 yooyu war nañu dugg ci biir kaso yi. mais bu duggee ci kaso bi ñi leen ko jox tamit duggaat ci kaso bi. dama ne man sama boo ko toppee ñooy dugg dana bari de góor pour man dama bëgg a wax ne la. loolu man moom relevé naa sama permis man moom am na man moom normal naa légal naa. ça déli gënu gën a garaaw loolu. yow kii dem jàngi ji. waaw. si ba génne am diplôme am. wuyoo boppam journaliste. man góor xam ma dem fële ci cyber bi. defar benn boo tamit même attestation bi. même diplôme bi usurpé. waaw ñu jàpp ma kii dafa bëgg a yàq sama der ne man bokk maa ngi nii sama permis. waaw dama ne lii taxul mën a dawal. leer na waaye taxul mën a dawal. non daf ne faux permis yi ci laa am. moom loolu la wax. daf ne dama am ci faux permis yi. saa yow saa la foo taxaw man maa ngi nii bokk ma ci. saa nag yi nga faux permis. waaw kay ki defar faux permis. mën naa defar kii faux. maa la wax loolu. amul benn problème. kon yow léegi man da ngaa bëgg a wax ne faux permis la am góor man day dama permis bi laa wax. kay góor maa ko wax. bi ci des dama ne. dafa am loolu ma waxoon keroog bi ñuy def lancement bi président dafay lancement ci permis numérisé yi. dama ne gis naa ci ñaari erreur. muy bàyyi yu am tey muy benn bi groupe sanguin waruñu ko ci permis. ak médical. alta ci carte d'identité lañ ko def carte d'identité. waaw carte d'identité waaw carte d'identité war na cee ne waaw parce que carte d'identité kuy citoyen ku nekk da nga koy am. waaw te permis du force pour nga am ko. waaw bu la neex am ko bu la neex doo ko am. ñoom dañoo jàpp ni bu xam nga tey jii fi mu doon bu maar day taali bu accident amee chauffeur ba rek lañ mën a xam groupe sanguin mais ñeneen ña yo carte d'identité lañ ko war a def. c'est vrai li nga wax loolu lu wér la dama ne premier jour bi laa ko wax. premier jour bi non loolu dama leen nemmee ko naa ñaari erreur yu am. waaw mooy jour bi ñu président def lancement bi. beneen bi président Macky Sall waruñu ko woon renouveler permis am. lu tax. chauffeur am lay war a renouveler permis am. chauffeur ba dañu war a moom mi ngi waaw pare léegi dugg ci chauffeur. waaw léegi ñi ko renouveler permis mu joxe 10 000 ñu renouveler ko per mu dem ci ginnaaw. waaw kan yi dawal ba léegi ancien bi la yore. permis ana renouvellement mais góor wax nga loo xamante ni permis bi chauffeur bi nag. moom la ñu waroon a renouveler muy premier détenteur de permis. ci numéros yi. ndax mi ngi dawal ponkal mu mag bi muy président de la république. non bu boobaa day am. waaye yow nga renouveler ponkal mu mag bi muy président de la république. te ki koy dawalal yore ci ancien yi. waaw du yoon. ba léegi amul sens. du yoon dama ne jour boobu. waaw dama ne gis naa ñaari anomalie muy groupe sanguin
waruñu ko def ci permis. déedéet citoyen sénégalais yi du ñëpp a am permis. déedéet. diplôme la. carte d'identité c'est une obligation pour tout citoyen. waaw oui. kon bañ ci woon na groupe bi nga xam ne même yow boo xamul sax li ngay def boo demee hôpital di faje dara sax bu ne ma xool sa carte d'identité ñu xam fi nga bokk. mais il faut que rek chauffeur bi rek mën na yeb naa 60 personnes. accident am na. ñu génn sama permis ne góor xuma A plus la. waa yem foofu waa blessé bi nee nag man nag ci gën a tam kenn xamul lan la. kenn xamul lu mu doon. xamul njëriñ du yoon ñaari animal yi laa wax keroog yaraax. waaw ma dolli la ci beneen loo xamante ni aussi sénégalais yu bëri ñu ngi koy jooy góor a muy loo xamante ni 10 000 yi nee nañu fay googu du yoon. naan tax du yoon 10 000. ah man kañ damay laaj ndax ñoom góor li ñuy kaas 10 000 yi. xam nga ba léegi. nee nañ enrôlement boobu ba léegi jaarul yoon ba léegi carte d'identité. waaw. man 20 000 laa fay. carte d'identité li mu la mën a jural 50 000. dama ne carte d'identité li mu la mën a jural. waaw. kenn mënu la ko jural ndax bala nga am permis da nga am carte d'identité ba pare. te carte d'identité bi budget Sénégal moom lañ génne defar ko ci mu nekk à la merci de tout le monde. waaw góor xuma chauffeur yi la fi nekkal wala citoyen yi man. waaw léegi dama ne mais ñëpp la fi nekkal. dama ne permis carte waaw xaaral ma eggale xaaral ma eggale waaye ñun nag du ñun ñii. day chuté. ñun ñii rek. ñoo war a làmb suñuy poos xam nga loolu laa doon d'accord ñu làmb suñuy poos def ko. ñu nekkoon demandeur. ki amagul permis. waaw ki amagul permis. di ko ut mu fay di ko ut. mais ki ko am ba pare. waaw foofu laa jëm fii foofu laa jëm loolu laa lay wax dama ne ki nga xam ne dafa soxla permis moo nekk demandeur dafa soxla permis ñu ne kat dañoo changer système bi kii il faut nga fay 10 000 man d'accord naa mais man mi nga xam ne amoon naa ko ba pare ñu ne ma da nga koy fay permis bi jeexul de mais da ngay fay 10 000 waaw bu jeexee da ngay fay 20 000 waaw man dafa loolu moom jeexoon moo tax. te loolu jàpp naa ne loolu ñun antunuñ ko bu ma nee ñun antunuñ ko ne du ñun ñoo dawal oto yéen ñëpp kenn ko nga permis mais ñun ñooy professionnels yi nga xam ne bétti day gaare jëlee otom këram gaare ko fii oto dawal oto du métier am ay na doy mi dawal oto du métier am lii ñu def mooy seen métier mais man fi ma toog nii lii moo du sama métier dawal mooy sama métier kon li sama métier nag bu ñu jëlee lépp xaalis yëpp teg ko ca góor yow it gën ngaa dawal. sama otaa ngi ni fi ma gaare góor otom la gaare ci buntu. sama otaa ngi ni ci buntu war fa jëli xanaa transport en commun nga bëgg wax. dama dawal moom dawal la dama kii da lay ne sama otaa ngi fii eggali. bis dana jënd carburant ni ñuy dawalee noonu lay dawalee. loolu waaw non dama ne la yorotoo camion. benn camion bi ci des xam nga wax camion yi dañoo jël fortune lépp lu xaalis gàlla ko transport camion yaa ngay yanu luñ entre ci wàllu frais ak ñu ngi ci carte grise yi ñu ngi ci permis yi ñu ngi ci lu nekk loolu lépp entre nuñ ko nañ def loo xam ne lii buy am ñu ca lañ xaalis ñëpp a ci bokk yam tey bu ñu doon ku am carte d'identité da ngay système da ngay changé da ngay joxe 10 000 ba da ngay joxe 20 000 ma xam ne kooku ñëpp a ko bokk mais ñun rek lay singali kese transport lay singali. léegi yow pour ñu continuer wax nga mais da nga dégager responsabilité mais lépp da nga ko bëmax état bi. waaw mais tey jii sa diggante ak état yow yamul rek ci ay permis ñoom seen yow union des routiers du Sénégal yaa leen jiite. waaw tey jii gis nañu yéen ci gros porteurs yi nga am problème bu sérieux ba tax ngeen teewoon seen i oto. waaw di dingat règlement 14 bu UEMOA. waaw fan ngeen toll ci xeex boobu yéen a ngi dawal ba léegi wala yéen a ngi toog di xaar. xam nga UEMOA dafa oto boo gis muy daw camion xam nga dañuy am benn naxaate buy am ci biir UEMOA dana oto bu nekk sulet bu nekk may naa la nga yeb temps 98 ñu def ci grève man ma signé union des routiers du Sénégal ak ministre Abdoulaye Daouda Diallo ci lan Abdoulaye Diallo dañ ne ko ñun li ñu UEMOA wax nañ ko yeb nañ ci yeb ku ko ëppal nag nañ la rey suñu yónni ko ci ma signé Abdoulaye Daouda Diallo signé nañ lañ def PTAC maanaam le poids autorisé bi nga xam ne moom la UEMOA mayee oto bu daal 60 tonnes la UEMOA may yemal ci 60 tonnes 20 tonnes la la may yem ci 30 tonnes la la yem ci Abdoulaye Diallo dem na beneen ministre ñëw na ñu ne non dañuy arrêté waat PTAC bi dañuy ñëwaat pièce acier xam nga pièce acier mooy lan mooy pneu yi acier yi ko téye ñu ne góoru xuma otam mën naa yeb ma leen kaa autorisé 20 tonnes ma yeb 19 tonnes mais bu ma ñëwee damay fay xam nga tax may fay dañ la ma 20 tonnes yi 4 acier la acier bu nekk 5 tonnes la war a yeb 5 fois 4 muy 20 waaw man ma ne mënu ma ko ndax man bu ma yebee 19 tonnes baa ma yeb 20 tonnes dama yeb ceeb yeb ciment yeb fer yeb lii yeb lële l'essentiel du ma romb ak 20 tonnes yi mais pneu bii mën naa jël 7 tonnes bii mën naa jël 3 tonnes bii mën naa jël lii bii mën naa jël lii parce que ci marchandise bi may yeb la ñoom nee nañu waxuñu yow lañ la autorisé mais dañu ne lépp lu yeb na tolloo boobu nag lañ mënut moo tax ñu bankoon suñu loxo. mais fan ngeen toll ci xeex léegi nag nee nañu mayewaat nañu dellusiwaat nañu ci ñun liñ bëgg pour 30 jours nee naa leen nag lii lépp naxitaal la Touba bi donc lañ bëgg a régler màggal Touba bi parce que taxawaay bu continuer day gàllankoor ba gàllankoor fañ jëm
bu ñu nee delluwaat nañ la fekk si wàllu acteur routier li ngeen bëgg maanaam màggal Tuubaa bi du am benn gàllankoor ci wàllu marchandise 30 jours wóoru mën a nekk dama ne man daal li ma xam mooy oto bu nekk lañ la may bu ko dépassé ñun loolu lañ wax mais ñoom état da ne waxuma loolu man li yàqatale yi du loolu saa ñugu daal ima may lan sa oto bi 50 tonnes même boo yebee 40 tonnes te na nga ko yebee baaxut day mel ne duma ñun mënuñu loolu ñun liñ ñu wax rek nañ ci yem foofu loolu muy différence bi pour que nit ñi dégg xam ne da ngay dégg ñu naan chauffeur yi liñ bëgg mënu nekk dañu bëgg di yeb lu leen neex di yàqatale yi déedéet waxuñu loolu xam nga gouvernement Abdoulaye Dia lu mu waxoon dana léegi day teg pont bi boo peesee ma war a yeb 40 tonnes ma indi fa 42 tonnes dañ na la 2 tonnes yi ci suuf da nga koy dindi pare ñu sanctionné la amende la nga dem te 2 tonnes yi mu dootoo ko laalati puisque 40 tonnes lañ la waxoon ñun d'accord nañ ca loola moo taxoon foofu yëpp ay magasin yoo xam ne yi foofu la bari si ba nekkoon ku bañ ko wàcc sa bagage yabal liñ la sant mais ñoom waxutuñu léegi loolu mais yéen da ngeen déggoowul yow yaa ngi wax grève mais am na ñeen si seen biir ñu wax arrêt de travail waaw xam nga gis nga nit ki lu muy def la koy xam constitution bu Sénégal grève bind nañ ko ci mais bala nga def grève da ngay déposer préavis sa yàgg si digg yàgg sa vis-à-vis ki nga amal problème da nga koy jox un délai de 30 jours mu mën a xool sa cas la nga ci soxla nag bu ko defut am nga droit bu 30 jours yi écoulé am nga droit grève mais ñoom beneen partie bi dañoo amul préavis te bëgg nañoo taxaw léegi ñu ne kon dañuy def arrêt de travail nag moom du c'est pas syndicat dama nekk arrêt de travail grève oto bu taxaw rek la mais bi dafa nekk formel bi nekk informel maanaam grève mooy formel arrêt de travail informel la pour que gouvernement wax ak ñun rek dem nañ fu bari waa assemblée dugal nañ seen gémmiñ xalif général bi porte-parole bi dugal na ci gémmiñam ak ñeneen pour au moins toogaay am mais gouvernement dana du toog ak ñun ndax ñun amuñu préavis defuñu tous xëy rek banque ko suñuy loxo kon buñ ko banquee saa buñ toqee dinañ dem liggéey mais ñoo mujj caat toppaat ci autorités yi kilifa yi pour wax ak kilifa yi pour ñu wax ak nguur pour nguur wax ak ñun loolu c'est une honte escalé ci ñun moo tax ñu may 1 mois mbir da nga koy def ak lu métti tamit syndicat dafa am yoon vis-à-vis moo xam transporteur ba la moo xam état la moo ko mën a jox ko préavis xanaa enseignant bi sax du xëy rek di grève day am préavis buñ ko réglé wul mu soog a dem grève loolu nag man nag dama ne man damay def grève parce que man am naa préavis bu nekk en cours. mais nee nga da ngay dem grève mais Synthèse FC nga nekkoon léegi yow Cheikh Diop yow génn nga dem. waaw yow loolu nga wax. waaw mais ñoom dañ ne am na ñu jug ne dañ laa dàq. déedéet loolu amul xam nga nit ki boo ko dàqee. boo maanaam bu ma nekkee Synthèse FC man donc ma nekk fa maanaam su bëri kenn bëggatuma fa ba ma gedde dem sama yoon waa ña fa nekk kay war nañ mën a taxawal ak syndicat. wuutu ma waaw ma boo dee nag léegi rek kenn doxu dëgg nga wax kon moo lay wan ne man kama amal affaire Diallo Niang non am moom INSAS la nekk INSAS d'accord man dama ne kama amal affaire du routier yi Cheikh Diop la moom la amal affaire moom la transport amal affaire d'accord waaw xam nga problème bi mooy dafa am loo xam sama ngàllu bi waxoon na ma ko te bëgguma ci def dana ma boo yoree sa jabar ba ngeen xaajaloo saa bu ko tuddee neel moo gën ci jigéen ñi boo nekk ak nit ki ba ngeen tàggaloo saa wutu tur bi neel moo gën ci nit ñi te xam ne bu gënoon doo ko bàyyi mais pour que yow nga am sac mooy neel moo gën ci nit ñi rek mais boo ko bëggee ŋàññ da lay wàññil loolu góor gi waxoon looloo tax bëgguma dugg ci foofu. waaw kon baax na kon rafet na ñu jàll nag ci tracasserie policière bi man tey si suba rek oto bi ma jëlee juuti ba indi ma fii ci buntu Walfadjri rek gendarme la xaw ma lu mu doon am na daa am dëtën la bu taximaan bi daa arrêté dañ ko nangu permis mu dem ñëwaat ni leen abal leen ma 1000 francs ku ko ci yor après ma jox leen kon jeexagu fi mi ngi fi ba léegi. xam nga loolu. dama cee wax a wax ba nirutuma nit. parce que yéen a ngi koy dund ba léegi yaay wax ci problème loolu. mais loolu ndimbal la ci chauffeur yi. lu mu ci nekkee ndimbal abal ma sa poste dawal. parce que après accident yi bari fi buñ leen saa li ngay wax ni toppoon xamoo ko teg ko ci noonu buñ leen toppoon teg ko ci siraatal mustaqim. waaw. genn wàll oto yëpp duñ daw yéen ñëpp du ngeen. waaw ba tey ñu war a daw daw danger baa ngoogu li nga xamante ne moom danger baa ngoogu ñu war a daw daw looloo tax ñoom dañ ko def danger baa ngoogu xam nga lan lañ wax commandement bi te ñu ba léegi amaguñ ci satisfaction muy lan dañ ne bépp agent buy monté na nga yóbbu sa reçu amende forfaitaire nga xam ne état moo ko moom boo na ko mu ñëw ne def infraction boo xam ne dañ kaa war a verbaliser na fay attesté ko bu mu fa jóge te fay mu fay sur place waaw ñun loolu la ñu wax mais attestation moo dul dara
man moo yemee léegi war a jël bi sama camion ba sama bus war a dem Matam. ma ñëw ba Pout ñu jàpp ma. damay fay ñu ne moom dañ lay attesté amuñu reçu dama lay attesté pour 2 jours est-ce que 2 jours man maa yóbbu Matam indiwaat ma. déedéet xam nga nu may def damay préféré joxe 1000 francs nga jox ma say pièces. par contre waa ji nga xamante ji moom mu fexal buur daa waroon yore jubukaayu buur dem nga infraction boo bëggee dem kaay fay nga fay mu dem ci keesu buur ngay dem seen pièces. mais attestation waxoon nañ ko commandement ba mu ne dina ko réglé ba léegi réglé wugul ab gendarme bu amul reçu loolu wut ci tali. ab policier bu amul reçu loolu wut ci tali. liggéey buñ baal kenn ku def infraction na nga fay ba la nga fay jóge mais si dañoo sonn xam ne da ngay ñëw ci dëkk. dama lay jox benn exemple rek bu ma neex dëkk bu ma neex laay la rek. nga ñëw ñu ne la dañ lay attesté. léegi nag boo bëggee fay dama ak commissariat. nga jël pour nga dem commissariat il faut nga jël taxi. fay que 1000 francs ba 700 ba Jakarta dem commissariat dagg nga sa reçu ba pare ñëwaat ba ca moom jox ko reçu mu jox la sa pièce waaye ñaata la dikkee nga fay fa 3000 ak 2000 francs yi nga fay. taxi aller moyen de transport. waaw balaa caal boo ko jox 1000 francs directement rek jël sa pièce dem loolu dafay yokk corruption dañu ne état. na fexe ba bépp policier buy monté. bépp gendarme buy monté. yoo xam ne sa carnet koo mën a baal koo mënul baal na dagg reçu mu dem ci keesu état kii jaar gauche kii jaar droite. mais tant que attestation ñu koy favoriser. ba tey corruption bi du fi dañ ñun loolu lañu wax. dëgg la d'accord. mais Betty. góor li muy agité wu yëpp. ñu naan di dóor ci nguuru Macky Sall gi gars yi nee nañ PDS la bokkoon comme ndombal tànk yi mu yoroon nguur gi léewatu ko. ñu jeexale foofu. waaw xam nga waa APR ñooy wax loolu waa APR ñoo ne. sama jëmma moo ñëw APR mais sama xol moo ngi ci Ablaye Wade. nee na waaw man ab syndicaliste kese laa. ba ma àndee ak Ablaye Wade tamit dàq mu sama bopp ñoo xëy yóbbu ma conseil discipline. na bi si ki tey le parti bu remercie te man foo xam jëm fa. ci samay déclaration ñu mer ca. ma dem sama yoon ci laa demee APR. ànd naa ak ñoom aussi bañ falu. ñoom aussi nee nañ ma samay déclaration moo waral ñu ne ces déclaration yi ngay def. boo doon APR doo ko def. kon yow sox jëmm moo ñëw APR mais sa xol ma nga PDS man néew ma PDS néew ma APR néew ma AJ xam fu ma nekk. union des routiers Sénégal laa nekk ku def lu baax ma tàccu la ku defal transport lu baax ma tàccu la ku deful transport du ma ci ànd ak yow gis nga Sénégal gépp bu ñu ko defaroon. ba kenn ko di tàccu te deful transport routier damay yuuxu. bu ñu baaxoon secteur yëpp. dafa secteur transport ba mu ne jag ku yuuxu yaa yuuxu man damay tàccu. leer na waxtu wi jeex na waaw bëggoon nañ gën a wéyal waxtaan bi. di am mbégte ak bànneex bu rëy. dinaa ñaan daal leen na. waaw Macky Sall na gën a xoolaat secteur transport. manquement yi bari na maanaam ñiy def lu leen neex bari na ci ñun. ñiy joxe diplôme yi. nañ la ko xoolaat ki joxe permis na ko xoolaat accident yi bari na de. visite na ko xoolaat na xoolaat tali yi. nañ fexe ba ay aire de repos oto bu nekk am dëkk yoo xam ne dañoo defee aire de repos oto bu ñëw boo bëggee boo bañ ñu ne dugg fi. oto bi nopp la nga noppalu mais man balaa may ma boobu rek. yooyu man dama koy ñaan mu accident yu bari yi moom pour yow lan moo ko surtout temps yi yëpp bari na trop. waaw xam nga accident yu koy indi. waaw. saa njóogu bu fekkente ne moom da ne sama oto. waaw ni war a mel lay mel. man ni ma war a mel laay mel. mais du ma joxe man góor ko mën ne sama oto sama yoon nekku ci. nu may dewal tamit sama yoon nekku ci mais am naa lu may joxe gis nga ñaar boo leen yemalee rek am ko ngi bàyyi wàllam. kii def lu jaadu. nga yemale kaa ki def lu jaadu bu yàggee ñëpp lu jaadu lañ def mënumaa d'accord nga monté fii oto yi wóor na oto bi baaxut li war a mel mënu ko mu jox la nga bàyyi ko mu dem 1 kilomètre mu def accident nga déplacé leen di ko constaté luy ndey mu ko constaté boo ko téewoon dina def accident. déedéet Amar tëj leen. du accident moo tax mu bëgg président na gën a xoolaat secteur transport. yërëm nit ñi bi ki def ministre du travail war naa xoolaat secteur transport ministre du travail. nit ñi dañ war a embauché war nañu amee contrat war nañu am lépp di am retraite comme ñëpp te ministre du travail yoonam ni ko ci. mu doonoon secrétaire général union des routiers du Sénégal Gora Khouma ñu koy gërëm bu baax am mbégte ak bànneex bu rëy ci dalal bi la dalal tey jii seen émission Taku Show Betty bi. waaw bëggoon nañu waxtaan wi gën a sori parce que defe naa ni moom li mu war a wax ci secteur transport bari na buñ ci wax aussi du mës a jeex mais am nañu mbégte ak bànneex recevoir la ci bile plateau di la remercier bu baax a baax. defe naa ni Omar loolu mooy ndar képp première partie bi muy suñu première rubrique ñu àndoon ci ak Gora Khouma ñu rappeler rek ni moom mooy secrétaire général du union des routiers du Sénégal Omar Boun Khatab Gueye moom la dalaloon.